tey nag seen émission veto ñëw ak yéen ci li nga xam ni lu am solo la muy naka la ñuy tabaxee mbaaru xar norme yi ci war ak lu muy laaj. environnement bi xar bi nekk am na solo trop pour permettre mu exprimer potentiel génétique bu nekk moom ci environnement boobu nag ñu ràññee ci fi muy dund muy bergerie bi nag pour mu nekk aux normes am ni ñu ko war a tegee ba nga xam ne xar bi fay dund dafay am confort boobu nag mu ngi aajowoo ci éclairage bi ci densité bi ci matériel yi fa nekk ci lekkukaay yi loolu nag la ñuy fas yéene waxtaan ak yéen tey seen émission veto ànd seeg sunu gan bi muy monsieur Djibril Wade. espace bi ngay tabax nag mooy déterminer ñaata xar ñoo war a mën a dund ci mbaar mi bu dee kuy bu mag dina soxla ci lu tolloog 2 mètres carrés bu dee xar bu jigéen 1,5 mètre carré mboote moom 0,5 mètre carré dina ko doy. volume maanaam espace bi xar yi di dund 10 à 12 mètres cubes pour brebis ak agneau maanaam xar ak doomam. ci wàllum ambiance gétt gi warul am courant d'air maanaam ngelaw bi fu mu duggee rekk war na génnaat dina tax température bi mën a neex ci xar yi. li jiitu nag ci bergerie bi mooy choix site bi site bi ngay choisir dafa nekk site boo xam ne dafa sécurisé dafa am ay aménagement ba nga xam ne lépp li facteur de stress boo xam ne mën na indi gàllankoor ci wàllum dundum xar bi daf fay sori donc choix site bi dafay impacté ci dundum xar bi donc ni ñu choisir site boo xam ne am na sécurité sori na lépp loo xam ne bruit la facteur de stress boo xam ne mën na am impact ci dundum xar bi. ku wax tabax mbaar wax terrain ak yeneen yi muy àndal li njëkk ci tabax bi nag mooy tànn place bi. je peux dire que conception bi ça a été conçu par les éleveurs. Okay. Par les éleveurs et pour les éleveurs. dinaa xool noo xam ni daal moom la gën a moom lay gën a comment ça s'appelle encore moom la bergerie bi di gën a amee ay ouverture gën a amee aération mais gën a am espace am ay éco d'ensoleillage et tout ça dégg nga boo nga xam ni daal vraiment yow espace bi nga am ni soo ko utiliser nga à bon escient vraiment di nga am bergerie boo xam ni bu ñëpp di xool lay doon donc moom après on a discuté avec aussi l'entrepreneur conception bi daal si noonu la ñëwee quoi. conception bergerie bi dafa am solo parce que loolu mooy conditionné li fay nekk effectif mooy densité bi donc éleveur bi defar bergerie war na raisonner en terme de densité parce que densité bi box bu nekk mètre carré yi fa nekk moom mooy méngoo ak ñaata xar yi fa mun nekk donc densité boobu nag am nañu jàpp ne bu dee xar bu mag da ngay nekk. xar bu nekk de mag nekkee xar bu mag 2 mètres carrés pour xar bu mag bu dee xar bu jigéen mën na nekk 1,5 mètre carré 1 mètre carré donc densité boobu ngay multiplier nga am ay box yu bëri parce que comme ni nga ko fekkee fii aménagement yi boo amee plus nga am box plus nga gën a mën a liggéey plus nga mun def li ñuy wax allottement parce que allottement boobu mooy tax chaque xar ak chaque stade bi ñu toll nga alimenter leen li ñuy soxla dina tax tam. En termes de performance du am compétition ci bi wàllum lekk bi te en même temps dina tax ñu mën a valoriser lu ñuy lekk donc loolu am na solo ci wàllum conception bergerie mooy par box yi ni mu gën a bëree ak densité bi en surface bi parce que loolu mooy conditionné ban effectif mooy mën a nekk. lu am solo tam ci wàllum aménagement bi tam mooy ñu sóoraale ko ci plan mooy sécurité bi parce que accès bergerie tam war nañ ko sécuriser ba nga xam ne. koo xam ne dafa am pexe yu bon du fa agsi mën a nekk ci wàllum def ay matériels yoo xam ne da koy aar wala tam def fa xaj boo xam ne tam loolu mooy liggéeyam donc comme investissement boo xam ne dafa am solo lu ñuy conseiller rek mooy ñu sécuriser ko ba nga xam ne ki ko xam ne daa am pexe boo xam ne daf fay jël alal dañ fa mën a agsi donc sécurité ñu boole ko ci fondamentaux itam. ci biir géttu xar yi nag. war nañ fa def séparation maanaam xaajale box yi mu nekk nag lu am solo ñu wax ko def en fonction de li nga xam ni mooy âge yi xar yi di am mboote yi à part xar yu mag yi à part en fonction de stade physiologique bi itamit maanaam yi war a tëbu à part xar yi ëmb à part yuy nàmpal à part
séparation bi dina doon itam en fonction du sexe maanaam yu góor yi nga dajale leen ci seen côté yu jigéen yi itam ci seen côté loolu dina waral ku ci nekk am li nga soxla fi ñu la teg. damay fexe ba toujours xar yi ma leen di comment ça s'appelle encore di leen séparer ma leen di séparer ma leen séparer selon seen li ma bëgg séparation mooy par exemple damay jël selon leur âge selon leur âge et selon aussi ñi nga xam ne aussi ñi nga xam ne moom laa bëgg conduire sama élevage si naka laa ci bëgg doxee par exemple léegi su ma demee les jeunes mâles dama utal benn box parce que jeunes mâles yi conduite d'élevage bi ñuy laaj ak agnelle yi conduite d'élevage bi ñuy laaj ak les femelles gestantes wala par exemple les béliers wala yooyu xam nga yooyu yëpp y a une différence ci conduite bi te loolu dafay nekk loo xam ne day déterminer ce résultat bi ngay soxla ëllëg moo tax toujours man soo xoolee dama sama box yi les agneaux de premier âge dama leen teg de côté agnelles yi de premier âge aussi même chose femelles yi nga xam ni gestantes de côté les femelles qui arrêtent aussi de notre côté soo xoolee box yi noonu laa leen séparé moo tax toujours damay fexe ba loolu nag laay defee conduite bi ba jusqu'à kii moo tax en général boo ñëwee sama bergerie tu trouveras toujours des sujets de générations différentes mais d'un groupe toujours de même génération. bon fii nag fekk nañ fi box yoo xam ne macha allah doy na pour xar yi parce que éleveur de plus mu am possibilité di séparer xar yi plus mu gën a noppalu ci wàllum conduite d'élevage bi ci wàllum alimentation bi ci wàllum tëbu bi donc xar bu nekk kuy yi nekk seen box à part yi nga xam ne dañoo gestante nga xam ne dañuy nekk seen dernier mois de gestation ñu ber leen parce que ñooñu itam dañuy soxla une alimentation spécifique ba pare itam yi nga xam ne dañuy nàmpal parce que nàmpal boobu dafa am solo ci futur agneau yi ñu ber leen parce que loolu bu ñu ko respecté rek mën koo def ci wàllum conception rek dina tax ñu am résultat parce que élevage du question nga mélange yëpp ñu bokkandoo lekk ñu bokkandoo nekk non résultat yi kon day xaw a jaxasoo ku nekk ak lu mu soxla ak fu mu war a nekk loolu bu ñu ko defee rek dina tax ñu am résultat ci sunu biir gétt. bu weesoo séparation bi leneen li solo ci mbaaru xar yi mooy litière bi maanaam fi xar yi di tëdd bëri na nag ay façon am na paille de riz ñaxu ceeb copeaux de bois xottu gerte mu laaj toppatoo bu baax ndax bokk na ci li yor wérgu yaramu xar yi kii di Djibril Wade nag taamu suuf. dafa am loo xam itam man dama ci taxaw mooy damay bëgg toujours fi xar yi di nekk muy set j'ai pris des gens yoo xam ni ñoom chaque jour fii dañ koy lay dañ koy bale dañ koy lay entretien bi c'est très c'est coûteux mais contraignant c'est tout mais aussi y a la volonté quoi. ñi fi nekk vraiment ñu ngi ciy jàpp bu baax. ceeb bi nga xam ne fa la xar yi di nekk ci biir gétt ci biir mbaar bi dafa war a jouer un rôle bu njëkk bi mooy dafa war a nooy dafa war a mel ni comme matelas nit ki bu tegee loxoom dina mën a xam est-ce que litière bi baax na wala baaxul bu amul dara lu ko ci jam lu ko ci gaañ dina xam ne xar bi mën na ci nekk sans am benn blessure. éleveur bi tam mën na am beneen jàngat ci litière bi mooy bu ci tegee genou bu sentir loo xam ne da koy frotter da koy gaañ dina xam ni dëgër na wala ñagas na bu ñagasee rek di ko gaañ ci genou bi na xam ni xar bi tam fa tëddee buy jug mën na tax genou bi di xoos di amee góom donc loolu tam mën na ko def ay test chaque fois bu defee litière bi bu ko changé parce que hauteur bi épaisseur litière bi day am rôle bu am importance ci wàllum xar bi tànkam bi du gaañu foofu tam litière bi warul néew trop parce que bu néewee bu dee foofu karo la mën na glisser litière bi war na absorber lépp loo xam ne tam xar bi da koy génnee ci wàllum urine loolu mooy rôle ngàcc ba pare mooy nekk matelas mooy confort donc litière bi biñ ko négliger c'est un élément boo xam ne dafay nekk loo xam ne am na solo ci wàllum dundu xar bi ci wàllum stress day tax mu nekk à l'aise. box bu nekk war na am ay mangeoire ak ay abreuvoir mooy fu xar yi di lekkee di fa naanee.
matériel bi nga xam ne moom la ñu utiliser pour servir xar yi lekk wala naan dafa war a am ay critères yoo xam ne ci la ñu war a tënk mooy dafa war a nekk un matériel boo xam ne war ko gaañ warul ñaw trop matériel boobu tam war na nekk un matériel boo xam ne dafay mën a def aliment def ndox sans muy tuuru wala sans muy nekk loo xam ne daf fay des ba pare matériel boobu dafa à chaque fois hauteur dañ koy régler par rapport ak âge u xar yi fi ñu toll ci wàllu màgg ba pare matériel boobu bu ñu fàtte di ko raxas di ko nettoyer à chaque fois en même temps tam comme ni nga ko fekkee fii matériel boobu mangeaille ak abreuvoir yi waru am compétition ci biir xar yi xar bu nekk wala mën dugal boppam lekk naan nu ko neexee sans gêner moomam loolu mooy tax seen croissance mu am homogénéité ba pare harmonieuse ba nga xam ne lépp lu ñuy soxla ku nekk di nga mën a jëriñoo sa assiette sans gêner sa morom. gétt gi war na am ouverture maanaam war na ubbeeku ba naaj bi di mën di dugg. ensoleillement bi aussi loolu tam c'est un conseil des vétérinaires parce que tout le temps soo seetloo vétérinaire li ñuy gën a insister mooy xar yi dañuy am naaj xar yi dañuy génn te ñun suñu xar yi seen particularité mooy suñu xar dina précoce rapidement rek da ngay ñu ko gis ñu commencé am surpoids alors léegi donc su fekkee di am surpoids te duñu am parce que soleil bi calcium la ça renforce en calcium bu fekkee dina am soleil bu baax bu fekkee ni aussi duñu mën a di dox loolu tam mën na nekk loo xam ni lu leen di posé kii moo tax souvent ngay gis suñu xarit di am problème mu comment ça s'appelle encore seen tànk yi di wàcc seen tànk di dëng et tout ça c'est vrai que am na kii boo xam ni boo leen di accompagner ak ay médicaments vétéraux yu mel ne ay AD3 yooyu mais tam li gën a naturel mooy bàyyi leen déjà si ñuy am soleil à plein temps. lumière bi dafay jouer un rôle important ci xar yi day stimuler seen cerveau day nekk loo xam ne day tax ñi mën a lekk day tax ñu mën a nekk loo xam ne day tax éleveur bi tam bu fa duggee muy mën a gis lu ci gën na tam mooy lumière naturelle mooy lumière solaire bi loolu tam day jouer un rôle important ci physiologie boo xam ne day tax ci wàllum vitamine D bi donc soleil bi plus muy dugg plus mu nekk ngëneel ci wér-gu-yaram jur gi en même temps tam ci wàllum litière bi day tax mu gën a wow ba nga xam ne bépp xeet wala bépp doomu jàngoro dafa mën a nekk dafa mën a proliférer di indi ay gàllankoor ci biir bergerie bi. ñu fekk ci mbaaru Djibril Wade lu spécial mu doon cour bu nekk ci diggu gétt bi bokk na ci liy sawarloo xar yi ñuy génn di doxantu. voilà c'est ça loolu tam moo ma inspiré mooy aujourd'hui gis nga comme rek li nga wax rek ensoleillement bi. noonu laa koy defee. mooy par exemple gis nga box yi ni ñu koy gisee nii box bu nekk dina génn au moins am 30 minutes au moins d'ensoleillement par jour. box bu nekk agneau yi agnelle yi femelle gestante yi ñu yëpp quoi xam nga. bu ne dinañ la génne dugal la kii nga 30 minutes nga nekk soleil bi dox après ñu dugal génne beneen box loolu tam mooy comme ni ma wax rek c'est pour les accompagner. si li nga xam ne aussi moom ñoom dañ koy soxla. ci tabax bi ba tey war nañ sóoraale aération bu ñu koy tabax mur bi war na toll ci taxawaayu xar yi mu doon lu tijjeeku ba ngelaw bi di mën di dugg di génn. booy liggéey si loo xam ni amélioration génétique la war nga di dox si li nga xam ni mooy li gën a comment ça s'appelle encore li nga xam ni moo gën si li nga yore donc man je n'hésite pas à réformer certains sujets par exemple soo xoolee xam nga tu n'as pas vu de grand mal. tous mes grands mâles je les ai sortis si tabaski bi dégg nga parce que bon gis nga ñoom ñëpp ñoo nekk ba seen photo yi ne je les ai sortis si tabaski bi parce que dama ni amatuma raison pour téye leen. comme ñun dañuy nekk si condition yoo xam ne dafay tàng ba pare am humidité donc aération mooy ventilation bi am na solo trop ci nekkuñ xar yi parce que tàngaay day tax seen lekk day wàññeeku ba pare dem day tax tam litière bi ñu tëdd muy gën a gaaw a yàqu di gën a gaaw a indi xet ci bergerie bi donc li ñu fekk fii mooy ay ouverture yoo xam ne ventilation ngelaw bi di circuler loolu day tax température wàññeeku en même temps tam odeur ammoniaque bi nekk ci odeur bi nga xam ne mën na nekk ci bergerie bi ci gétt gi ci kii mbaar bi du xeeñ parce que fii
sentir benn xet donc ça veut dire que ventilation bi dina wàññi température bi en même temps dina tax litière bi muy gaaw wow en même temps donc lépp xet boo xam ne dafay nekk mën a indi jàngoro maladie respiratoire ci xar yi da koy dàq donc aération bi facteur fondamental déterminant ci wàllum conception bergerie. bon li ñu gis fi nag day résumé réussite projet élevage nag pour nga am ci résultat bokk na ci mooy environnement bi nag li ci wax sànq mooy bergerie bi mooy naka lañ koy defaree naka lañ koy tegee ba nga xam ne ñi fay ñëw dañ fay nekk à l'aise parce que loo investir ci xar jënd ko ay millions te nekkul ci dans un environnement boo xam ne dafa sain te sans stress mun fa exprimer tout son potentiel génétique amul njëriñ donc li ñuy conseillé di ko digal éleveur rek mooy avant ñuy dem di jënd ay xar ñu njëkk a investir ci bâtiment bi ba nga xam ne ki fay ñëw li mu fa soxla mun fa dundee da koy fekk foofu ba pare nekk fa à l'aise parce que xar bi lekk aliment te nekkul à l'aise dem stress day nekk loo xam ne tam pertement la donc leen encouragé di leen wax ne am na exemple yoo xam ne buñ ci sukkandikoo rek dina tax ñu mën a valoriser seen investissement di leen dig daje ci beneen émission Veto ak ci beneen thème merci. ak si ngeen ci seen rubrique dalal ndaanaan ànd ci ak coach tey muy dalal ndaanaan bii di Djibril Wade borom bergerie Seydi Djamil nekk fii ci Keur Massar moom Djibril Wade am 32 ans d'expérience ci milieu élevage yor ay champion yu mag ci biir géttam ku ci mel ni Mbargane Maysa Wade Bala Mansa Lam Toro ba ci champion bi ñuy naan Neymar Junior. mbokki téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu bu baax comme ni ko docteur Konaté waxee léegi ñu ngi nag au cœur de Keur Massar fekk si bi nag un champion qui n'est plus à présenter dans l'élevage du Sénégal 1988-2020 32 ans d'expérience dans l'élevage du Sénégal un grand champion fas yéene waxtaan ak yow de long en large ci li nga xamante ne mooy sa élevage waaye itamit ñu xuus ci thème boo xamante ne bu am solo la muy lan organisation d'éleveurs yi nga xamante ne tey ñu ngi ci réew mi di juddu di gën a bari di yaatu lan la apporter l'élevage bu Sénégal en tant que président association d'abord mais également vice-président du réseau national des éleveurs du Sénégal président kaddu ga jërëjëf coach donc maa ngi lay delloo nuyoo bu baax a baax di la daral jàmm yàgg sa équipe bi nga àndal yépp sama élevage mën naa wax ni comme ni nga ko waxee rek bi ma ciy duggee léegi ça fait presque ay 32 ans li ma ci dugal tam mooy xëy na li ki dugal ñu bare ñu mel ni man mooy la passion rek mooy bëgg-bëgg ñun bi nekkee xale nekk ay doomu banlieue nekk ay doomu Pikine dañ daan faral bu fekkee ni tabaski jot na suñu papa yi bu ñu jëndee ay xar indi ko si suñu koñ kenn ku nekk bu veille tabaski jotee da nga bëgg di génne sa xar di ko exposé ñuy nattalante sama papa moo gën a sama xar bi sama papa jënd moo gën a mag seen bos moo gën a rafet moo gën a kii yooyu daal foofu daal fa la passion bi daal gën a ak kii bi gën a duggee après nag booy dox di gis xar yi di rafet nga ciy xool nit ñi di ko yare nga naan waaye man daal lii daal bëgg naa ki dugg bëgg naa am daal xar yu mel nii loolu daal pratiquement si gàttal moo ma dugal si xar yi ba fi ma toll nii. président champion yu bëri nag jaar franchement il faut le dire loolu moom dañ la ciy tiré sax le chapeau muy que champion yoo xamante ne seen tur actuellement entraîné ci annaalu histoire du Sénégal champion yooyu naka nga mën a woon am champion yooyu fan nga jaar am champion yooyu. voilà xam nga man yaakaar naa si génération yi njëkk jógee si fii di dugg si laadum di uti laadum Thiès si la bokk. man yàlla defoon ne dama bëggoon xar aussi te aussi si période yooyu commencé woon na laadum commencé woon na di dugg si dëkk bi ni ngi commencé di ko bëgg foofu daal la commencé di tàmm di dem Thiès di uti ay xar ak surtout am na beneen nag koo xam ne sax defe naa dafay mel ne que histoire laadum dañ ko xamul wala dañ ko kiiwul ndax amoon na benn vieux bu tudd vieux Bamba Diop
Vieux Bamba Diop mi ngi dëkkoon Pikine si booru Pikine Sevenel si booru police bi. waaw kooku defe naa ni ñi njëkk a yar laadum Sénégal si la bokk. ñu ngi wax sax ay Sada si ay ñoom ay Massiga ay yooyu mais yaakaar naa ni moom parce que si période yooyu moom daan na yor ay xar yoo xam ni xar bi da daan mel na fas. kuy boo xam ne day mel ni fas da ko daan war yor tengadoom di jaabal di dem dalal xar yi toll noonu yaakaar naa ne ni fii ñu toll ba fi ñu toll nii gisatuma ko waaw foofu daal daa fay jógee. président mais mën nga ma wax tuuti rek yan sang nga fi dajale actuellement nii lan moo fi nekk. man sama xar yi fi nekk ñi yëpp fi lañ juddoo seen papa seen yaay fi lañ juddoo seen maam fi lañ juddoo seen maamaati maam fi lañ juddoo donc man duma focaliser affaire ay sang mais damay wax ni tey jii man su ma la jaayee xar dama jàpp ni man sama produit laa la jaay. absolument jaay ma la sang ay sang yi dama jàpp ni da nga jàpp ni produit Djiby Wade la la jaay. su baaxee moom laa la jaay soo ci gisee aussi xamal ni sama produit la la jaay mais jaay ma sang pour ay sang wu di wala sang yi vraiment. président thème bi sànq campé naa débat bi mooy newoon naa la tey dinañ waxtaan ci les organisations d'éleveurs. organisation yooyu lan la ñu apporter l'élevage. moi ça a permis de vulgariser la race laadum ndax tey jii organisation yooyu bu amul woon peut-être ni ñi xamee laadum si gox-goxaan yeeg yëpp ni laadum feeñee ni mu fësee du demee noonu et loolu sax dama ci profité sax di leen delloo njukkal Kocc yow ay ñoom docteur Konaté xam nga Kër Massar macha allah fi ñu toll nii yaatu na am na ginnaaw éleveurs yi fi dégeloo yi fi bokk dëkk fi bu fekkee par exemple léegi dañuy wàllu yaani rek te ñoom bàyyi seen gox dina nekk en reste si wàllu animation si wàllu peut-être ñu xam ne aussi Kër Massar aussi war na am lu muy kii mais aussi au-delà de tout ça mais dafay fekk dafay tax loo xam ni te loolu je pense que lu am importance la mooy les relations humaines. Absolument. Parce que day tax ni éleveurs yi xamante. nga nekk également le vice-président du réseau national des éleveurs du Sénégal bi ngeen tàmbalee ak léegi ñu gis ne que au début ba tey je peux dire gis ngeen def ay réalisations yu am solo jël ay aliments di ko jàppale ñi nga xamante ne moom mooy éleveurs yi. di leen taxawu ci situation yu bëree bëri ak yeneen ndax yéen a ngi ci dynamique boobu ba tey. oui dynamique boobu moom mën ñu ko jege parce que dynamique boobu c'est la ñuy dox sunu politique notre philosophie sunu lépp si leen ko tënk. Bon il est vrai que nag période bi le RENARS est en léthargie comme association d'éleveurs yëpp ak même sax dëkk bi sax quoi. Bon li ko gën a sabab nag mooy contexte bi Covid bi nga xam ni Covid-19 bi nga xam ni moo fi nekk bu xaw a tënk nit ñi xaw a tënk jamono. Voilà mais loolu moom sacerdoce la daal boo xam ne ñun loolu dana yaakaar ni ça doit être notre partition si élevage bi nekk. Parce que je vais donner un exemple Kocc. Man je suis aujourd'hui président de RERA. RERA mooy regroupement des éleveurs de race de Kër Massar et environ. Voilà mais bi ñu koy samp xale yi éleveurs yi nekk fii yi dégale nekk fii rek ñoo dégaloo ni dañuy def association. Alors seet si ma ne ma doyen yow lañ bëgg nga jiitanu je sais pas trop qui voilà mais ñu ni ma yow lañu bëgg parce que yow yàgg nga ci élevage laadum am nga ci expérience avec yooyu donc bu ñu samp lu mel nii il faut nga ñëw taxaw si pour jàppale leen. Bon loolu après nag je me suis dit que lii waruma ko mën a bañ. Il faut ma ànd seen ñoom. Bon bi ma si àndee ak ñoom aussi wax dëgg yàlla lépp loo xam ni rek mën naa ko ci wala jéem naa ko kii rek jéem naa ko def.
tey boo waroon waxtaan ak boo war amoon tey loo war a poser comme question wala suggestion au ministère de l'élevage et des productions animales lan lay doon. benn question bi rek laa koy wax bon ñun daf ñu financement si opération Tabaski ñun nous sommes des opérateurs économiques yoo xam ni si wàllu jur la ñuy yëngu ce financement là dañu ko jox mooy RENADES jox nu ko à 2 semaines lan nu ko à 2 semaines de la Tabaski ce financement là ba tey jii ma lay wax nii ñun xamuñu ndax amatina wala amul wala kii wala yooyu donc je pense que defe naa ñun ñu nekk di si secteur bi yëpp di liggéey ñun ñëpp dañuy soxla lu mel noonu dañuy soxla am accès si au crédit et au financement mais nag loolu à temps réel mooy fi ñu ko soxlaa lan la ko war a joxe et puis ñun ñu koy joxe aussi ñu xool noo xam ni ñi nga xam ni en réalité réellement ñoom ñooy liggéey si loolu ñu jox leen ko plutôt que ñu bañ a di jël rek benn kii boo xam ne dañuy jël rek di ko joxe si noo xam ni damay dispersé noo xam ni peut-être mën ko jox sax koo xam ni du fi liggéey te ñun li ñu bëgg mooy travailler à ce que wax ma sax autosuffisance en mouton di tabaski en mouton de tabaski di am mais ñu liggéey ba autosuffisance en mouton et en viande sax même di am si Sénégal waaw loolu daal vraiment bëgg naa loolu si moom toogoon nag si ma ministre bi bëgg naa ko laaj lu tax financement boobu ñu wax ne accordé nañ ko accordé nañ ko gisuñu ko jotuñu ko ba pare tabaski passé na ba jusqu'à présent amul si benn écho amul benn retour. mbokki téléspectateurs yi ñu àndandoo nag dem ci biir espace détente xool champion yi nga xamante ne quelques champions yi nga xamante ne ñu ngi biir c'est tout de suite dans un petit instant. waaw bergerie bi nag bon fii mooy bergerie Seydi Djamil bu Djibril Wade mooy comme ni nga ko waxee rek nekk sama nijaay ju baax si man vraiment. ok léegi créer bergerie bi ñun aussi tamit ñu gis ne ay jeunes lañ te mun nañ si indi suñu rapport. moom moo waral nag ñu ñëw nekk en collaboration. waaw léegi nag di ànd di gérer xar yi. man maay responsable bi quoi. femelle buy takk collier bu rouge bi mooy Farimata moom fii la juddoo si bergerie bi quoi. benn mâle moo ko jur bu ñaan buur yaay ji tey la jur yaay ji. aussi moom yaayam fii la juddoo papaam fii la juddoo. waaw moom travail la si bergerie bi quoi voilà moo tax collier bu rouge voilà. moo jur aussi ñaari seex yooyu moo jur aussi ñaari seex yooyu noonu quoi ak benn sëtu Saalum bu ñu fi yoroon boo xam ni yaay ji mooy doomu Saalum mais doomu Saalum boo xam ni moog Bilal ñoo bokk ndey ak baay rakk la si Bilal quoi papa ji di Massayer may sa waat moo ko jur. waaw femelle bii nag moom ñoo ngi ko jëndee woon si docteur Alioune Sarr waaw d'ailleurs moom rek moo nekk xar boo xam ni juddoo wu si bergerie mais li des yëpp fi lañ juddoo. box bi ñu nekk moom mooy fi nga xam ne fi la ñuy indee xar yi suñ kiiwee ba pare quoi waaw produire ba pare quoi. léegi fii la ñuy nampalsee voilà buñ jub waaw fii la ñuy nampalsee en général léegi famille fi nekk nii yëpp si box bi ñoom ñëpp fii lañ juddoo. Neymar Junior sànq bi moo doon laaj moom mooy jur famille bële mooy famille bu noir blanc bi Fatima waaw bala may sax bu ma lay wax sànq aussi tam benn doomam moo nekk na le famille bu tax collier bu orange bi waaw kii aussi buur moo ko jur. kii benn mâle moo ko jur bu ñu naan saxiir quoi ah saxiir pétrole moo ko jur pétrole bi kii waaw moo ko jur quoi benn mâle bu nekkoon si pas moo ñëw waaw loolu moo fi nekkaat. femelle bi aussi tey da ko jur moom ñoom mbargaan boobu papa quoi moom ak ay mbargaan bala may sa classe boobu noonu quoi ñoom ñoo papa. box bii nag ñu nekk fii la sunu. maanaam xar yi nga xam ni mësaguñu jur quoi fi la ñu indi souvent buñ tollee si war a tëboog yu demee noonu quoi léegi mâle bee nga gis fii jeune mâle la moom aussi surtout Saalum moo leex sànq moom moo ko jur d'ailleurs moo nekk taawam sax si bergerie bi femelle bu noir blanc bu non femelle bu noir blanc bu lay au fond doomu All Black la moom dañ ko yóbboon yaayam mu tëbu quoi bi All Black nekkee si Birane Gueye bi nekkoon suuf montagne fii waaw fa lañ ko yóbboon nag mu tëbu waaw bii aussi tamit surtout Saalum bii ko jur bii tamit beneen mâle moo ko jur bu ñu doon wax Yérim Mbagnick fii la nekkoon aussi moom si bergerie bi mu génnee yàggul voilà.
waaw box bi ñu ñëw aussi tamit femelle bu weex bi ngay gis nii tey rek a jur ak benn femelle bu ñu Aram Bakar. Aram Bakar moom monde élevage ñëpp xam nañ ko. fii la juddoo waaye waaw moo njëkk a def Sénégal 105. waaw moo nekk actuellement fële. waaw Aram Bakar kii Bala Maysa moo ko jur quoi bii Bala Maysa moo jur Bala Maysa Tailleur a ko jur quoi Tailleur kii waaw moo ko jur bee aussi tamit sët la si ñaari xar yi quoi. waaw moom tamit mais ñii moom ñaar ñii. femelle adulte lañ quoi ñoom ñaar. mais que benn portée rek la defagum. dañ ko yóbbu récemment sax mu tëbu ci quoi. waaw benn portée rek la defagum. ok kon actuellement nii ñoom fi mu toll nii. waaw ils sont en gestation. waaw actuellement nii ils sont en gestation. xaw nañoo sori sax parce que dépassé nañ 3 mois jëm 4 mois quoi. foofu lañ toll fi mu toll nii. léegi nag moom moo tax xar yi dañ leen di ber selon kenn ku ne ak sa mode de régime alimentaire. waaw parce que xam nga bu fekkee femelle yi tëbu ba sori nii li ñuy lekk ak ñi nekk tënk soxla màgg xam nga du bokk. waaw léegi nag ñun dañuy liggéey en fonction de ça quoi. waaw mais nag si ginnaaw loolu am naa fi aussi sama ay gars yu may jàppale mooy ñu si mel ni Malick ak ñoom Alaaji. vraiment ñoom ñoo jàpp si liggéey bu baax a baax a baax. box bi aussi ñu ñëw tamit femelle bu noir blanc bële. mooy Aline Sitoé lañ ko tuddee jaata waaye moom aussi benn mâle moo ko jur bu ñaan Erdogan quoi Erdogan bi nga génnee sax sët la si Tailleur boobu noonu ma lay wax quoi. Bala may sax moo jur Erdogan aussi Erdogan a juraat kii ñaari famille ay doomu Erdogan lañ. seen émission veto nag àndoon ak yéen ci thème bii di mbaaru xar ni ñu koy tabaxee ak norme yi muy laaj àndoon ak Djibril Wade borom bergerie Seydi Djamil ci seen rubrique dalal ndaanaan di leen jox rendez-vous très prochainement ci yeneen i thème.